bul ko continuer kii da nga répondre léegi ce financement yi bu dee as tuut sax da nga ko budget la quand même yow gis nga instant bi gars yi ngi jël seen xaalis kenn xamu fu ñu koy jëlee comme Moustapha ni ko waxee ab sàcc la parce que mënuñoo jël di dépenser yenn somme colossales yi ci campagne yi yow bu dee as tuut sax yaa ngi koy dépenser léegi Seydina kan moo nekk ci gannaaw mu war ko appuyer xam nga yow ñun ñoo dëkk fii ñun ñoo fi ne xam nga tey jii bu ma commencé campagne kenn ku nekk si yéen jox naa ko carte ne ko kii sa carte la pour nga jàpp ci combat bi. wallaay. ku ci mel ni yow nga ne man du ma la jox xaalis waaye naa la jàppale ci benn banderole. wallaay. ku ci mel ni Adjaratou Penda Diallo jàpp ci. wallaay. ak ñeneen. c'est-à-dire que man li may doxee ak su néew. maanaam ci ay cotisation la. am na nag koo xam ne nii wax dëgg yàlla jàppale na ma ci ak doole mais du ma ko tudd parce que. sama xarit la et puis suñu kii du quoi. mais am na lu ma jàppale. mais nag loolu ma jàppale ça ne veut pas dire que mën naa gérer sama campagne. parce que ku xam campagne électorale nu mu demee. ak doole ji mu am. je pense bien que ne tey jii ab 1 million. wala ab 2 millions sax. nga fexe. nga gérer ko c'est vrai campagne dafa bëri frais dafa bëri doole. mais l'essentiel am na si ay bonne volonté yoo xam ne ni ku ci mel ni yow Moustapha. keneen ak keneen. mais li nga wax nii seen 5000. Seydina li nga wax ni dafa am solo ma jox seen 10 000 ñu jox ma seen 5000. ñu jox ma seen 3000 ma dajale ko mu nekk benn 500 000 francs ma ciy demee sama fond de roulement. Seydina mais ak ñeneen ñoo xam ne peut-être am nañ ma yéene nañ ma leneen lu ko raw ñu jox ma ko may demee sama non li nga wax ni xam nga tax ma am solo. tey jii nii yow yaa ngi wax kii joxe 5000 kii joxe 10 000 imaginez lu woon suñu candidat yëpp yi nga xam ne dañuy campagne. ñi nga xam ne génn nañu ay budget wu milliards pour campagne ñenn ay budget wu centaines de millions pour campagne imaginez lu woon rek ñu am esprit wu am jouer ce rôle de transparence honnêteté bi nga jouer ça mooy wax ne ñun de nous avons mobilisé 3 milliards mais diw dafa joxe nangam diw joxe nangam diw joxe nangam diw joxe nangam gis nga c'est exercice boobu bu ñu ko doon def rek déjà c'est un pas mais liy jaaxal nit ñi mooy yeewu suba gis des moyens colossaux comme dit Fatou ngay poser ay questions naan fii fan la jóge ça mooy jaaxal xam nga tax du ma découragé loo parce que c'est que ne au soir du 23 janvier man dama leen di gagner à 60%. macha allah vous êtes confiant non xam nga moo tax parce que ñoom dañuy campagne ak man di may campagne ci diamétralement opposé ñoom dañuy jël caravane topp ci kaw télé bi alors que man dama jàpp ne bu ma defee caravane rek romb naa ab potentiel électeur moo tax damay sol suma daal ku ma romb waxtaan ak yow. ne la kat est-ce que xam nga ma mu ne waaw man yow convaincre la ci sama idée. mu continuer dem. alors que si jamono ji nga xam yaa ngi créé benn genre brouhaha ci askan wi nga leen di tànqal. d'accord man damay dugg seen biir waxtaan ak ñoom. yee leen pour que vraiment ñu daal di may wateel. d'accord moo tax mun naa ne au niveau de Kër Massar Nord bu ñu deful ndànk. yuuxu dana ji fu ñu ko foogeewu fi may jeexalee rek nga baal ma. bala ngaa jeexal parce que bëgg naa nga ñëw ci askan bi aussi. waaw parce que ni ki démb man témoignage bu am solo laay def ni ki démb dem naa Pikine. toog fa. caravane yi nii la doon def man maa ngi doog a am chance ci biir campagne électorale yi ma dem fa caravane yi nii la doon def parce que ñëpp xam nañ ñu ngi ci cappaandaw campagne électorale yi ci loolu sama mag bi ba dem seeti daf ne ma man de damaa bëggoon a génn léegi ma ne ko mu ne ma dañ maa jox 3000 ak mbubb mais loolu am na. pour ma dem ci diw ma ne ko doo dem. ma ne ko doo dem toogal gis nga bi ma yëgatee mbubb bi boobu no mètre 300 la yëre bi beneen bi mooy spécimen bi la ñuy photo ci kanam photo ko ci ginnaaw loolu amaloon na njëriñ. non ma ne ko 3000 francs mu ne ma déedéet xaalis taxul ma jël ko ak mbubb mais ki ma woo laa rus. ma ne ko ki la woo mu ne ma ne ko bu ko rusee rusee ko sa ngor yow ak sa jom nga koy rusee mais ci loolu bëgg naa ñu taxaw ci loolu parce que askan boobu noonu ñuy jox 3000 ak mbubb ñi leen di fekk si am na nu ñu leen di accueillir mais en tant que Seydina Omar les moyens ne sont pas là yaa ngi dem ci ñoom ak say tànk ñee ñu ngi dem ci ak caravane nan la askan bi di accueillir loolu jar na ñu taxaw ci bu baax a baax. moo tax may rafetlu cofeel bi nga xam ne ni askan wi am nañ ko ci man. honnêtement bu ñu waxante dëgg. dama dem Buuna. di daje ay femmes. buñ ci département Kër Massar la bokk. waaw maanaam ci Kër Massar noonu la bokk. mu am ay femmes yu ma xool ba si yàgg ne ma neexul ba neexul yow sax waroo campagne ñu ñoo la war a campagne parce que yow ba nga nekkee Walfadjri ba tey lenn lañ la xamee mooy taxaw askan wi au moins yow def nga ñu gis. macha allah yow def nga ñu gis. sëy naa dama toog ñu ñoo lay campagne ñu récupéré samay flyers dugg ci biir dëkk bi commencé ma campagne force boobu la am par rapport ak ñoom
c'est que ñoom tey jii ñoom bu ñu luyewul ay militants jëlee leen Kër Massar Sud wala jëlee leen Malika gars yi kenn du leen faale wala sinon ñu leen di jënd ci ay ceeb ak diwlin. kenn du leen faale xam nga da nga wax am solo. gis nga le pouvoir dañu am doole dama lay jox exemple rek ci yenn localité yi. dañuy jékki-jékki fekk fa benn soxna bu tudd Coro. nga baal ma ci wax ji tekkiwul dara ci gox ba. wallaay. mu ñëw di leen fréquenter pour finalement ñu def ko seen responsable. jox ko xaalis su ko defee mu commencé dugg ca dëkk ba. bu ñu ko joxee 100 000 francs ne ko jagleel ko askan wi mu roppat ci 50 000 francs. jël 50 000 francs yi des di leen jox ay 500 ki 200 francs léegi bu ñu ko mobiliser comme ni nga ko waxee rek kersa dal askan wi ba finalement bu leen di mobiliser mu leen di mobiliser loolu. te actuellement nii loolu moom moo am au niveau de Kër Massar Nord. tu vois des gens yoo xam ne nii. daanaka ay soi-disant responsable lañu ñoom ñooy jël fu mu toll yenn nit ñi di leen paqueter. naan dañ leen di jëm di leen jébbal ministre bi. maanaam suuf pour commercialiser leen. oui da leen di jaay. pour commercialiser leen xam nga bërki dem. dafa benn meeting bërki dem def naa benn espèce de rencontre noonu. foo ci benn dëkk bu ñu naan Daaru Mbise def naa Kër Massar village et cetera. mais loolu la wax population bi dama ne bu leen nangu mukk ces soi-disant commerçants yi nekk ci seen biir di leen jël di leen paqueter naan dañ leen di jaay. et puis c'est ça ce qui existe. imagine yow nga nekk ab responsable dëkk ci ab localité. oui d'accord di jël say moromi jigéen. say moromi yaay say moromi papa di leen paqueté naan da nga leen di jébal ab ministre au nom de quoi. Seydina léegi ndax lan ndax xaalis bi léegi est-ce que ñi nga wax ñi politique ci réew mi su ma nee ñi politique mooy peut-être ñi fare opposition ak ñi nga xam ne c'est des personnages de la société civile yoo xam ne dañu comme yow ak ñeneen ñu dugg bëgg a jariñ seen askan ni ñu ko waxee est-ce que parfois on n'est pas trop gentil ak nos populations wala boog suñu population yi ñoo comprendrewul ba léegi li xew li tax ma koy wax mooy su fekkee ne man dama dëkk Kër Massar man Kër Massar ma xam bu baax la fa manqué la fa am ak la fa amul xam bu baax ndóol ga ñu nekkee ma dëkk ak Fatou Diouf Faye ñun ñëpp ñuy ay benn koñ bi Fatou nekk responsable ci parti bu ko neex Fatou moomu chaque jour ñu koy gis muy nekk ak ñun ñuy dem ndey dikkeek di dem tuur ak di dem leneen di dem daayira ak leneen ak leneen Fatou moomu yorul dara ñu toog ba campagne jot Fatou ñëw yor ab saagam def ci lu mat ñaar wala ñetti millions di ñu ko séddale ñun kenn ci ñu kenn ku ne kii 3000 ak Lagos kii 5000 ak xartu kii saaku ceeb ak ñaari junni nangam ak nangam alors man mi dëkk Kër Massar ma ne man dama am kersawu bañ a voter candidat wu Fatou léegi problème day am problème mooy am man dama jàpp ne du kersawu ñu bañ a voter Fatou xam nga lan la ñu tudd ñàkk fayda la non mais c'est vrai ñàkk fayda gu tudd kersawu bañ a voter candidat xam nga lu tudd ñàkk fayda xam nga tudd ñàkk fayda parce que Fatou moom wuru la ëpp fayda fexe ba yor 2 millions ci saagam di la ci compal muy beneen bi mooy yow loo gàtt am njàng loo ñàkk a intéressé wu ci li xew ci réew mi loo ñàkk a seetaan télé xam nga ne nag wax dëgg yàlla Fatou 2 millions yooyu mu yore ñëw di ko compal nit ñi mais da koo sàcce te ko sàccee mooy xaalis bi nga xam ne man maa ko moom man mi muy jox 10 000 man maa moom 2 millions yi c'est important li nga wax je suis désolé ak am solo li ngay wax 2 millions yi nga Fatou ñëw di compal 5 000 pour ma voter candidat 2 millions man maa ko moom parce que man maay dem ci boutique bi jënd suukar ñu dagg ci impôt man maay dem ci boutique bi jënd almet ñu dagg ci impôt man maay dem jënd carburant ñu dagg ci impôt man maay dem dugg ci car rapide passe ñu dagg ci impôt c'est parce que Sénégal dañ koy pare très souvent man maay dem ci marché bi yor sama taabal di jaay ñu dagg ci juuti et cetera loolu lépp ñu daje ko tuddee ko trésor public wala nu perception wala nu mu leen neexee dem def ko ci kees googu campagne jot ñu jël ko séddale ko Seydina sédd Fatou ñëw sédd Coro ñëw ci koñ bi ku ne mu compal la yow nga xam ne man daal am naa kersa wala rus naa Coro il faut ma voter candidat mais du kersa du rus je suis désolé ñàkk fayda la tudd mais ñàkk fayda gu wér tuddul neneen non ñàkk fayda gu wér wax tuddul neneen non c'est vrai non c'est vrai nga wax nag ñu ne dafa nangam mais tuddul neneen xam nga au niveau de Kër Massar dafa am benn particularité ba fa am soxna Coro xam nga dafa am loo xam ne nii des fois dañuy jàpp ne d'abord Macky Sall dafa ñoo xaw a yàpp tuuti sama gis-gis parce que Kër Massar quoi qu'on dise tamit am na ay doomam yoo xam ne dañu am compétence pour mën a gérer ab municipalité Kër Massar amul ministre de moom non amul ministre parce que ka fa nekk du ministre non ka fa nekk du ministre bu ñu waxante dëgg parce que ba ñu koy fal dañ ko xaaral dañ fa la bëgg a ñëw c'est-à-dire que du ministre de Kër Massar il faut mu leer c'est que tey jii bu ñu waxante dëgg sax dafa trahir waa Casamance
parce que instant bi la muy def au niveau de Kër Massar noonu mais da ko war a def au niveau de Casamance parce que tey jii bu ko Macky Sall falee comme ministre mais mu ngi ko fal ci turu Casamance. te bu ñu doon gàcce ci fële. mais tey jii. la mu waroon def Casamance bi daanaka mu ngi ko def au niveau de Kër Massar Nord. bëgg ñoo importer loo ab maire force ñu ko par force kooku dafa ñuy saaga ñun ñi nga xam ñoo dëkk Kër Massar. jàng ba am yenn niveau yi kooku c'est intéressant kat dafa mel ni que daal au niveau de Kër Massar noonu amul intellectuel amul ay nit ñu baax amul ay nit ñu compétent ñoo xam war nañ mën a jiite Kër Massar te loolu benn la ci geste yi. yaa ngi wax Kër Massar mais loolu moo dal daanaka. mais lu bëree bëri ci banlieue bi laa gis. ñoom si na baal ma rek bëgguma la doog. banlieue bi laa gis ñoo xam ne. xam nga parfois da ngay gis maire bu dëkk Ziguinchor wala bu dëkk Louga wala bu dëkk Saint-Louis wala bu dëkk feneen nekk fa maire mais am ay responsabilités à Dakar. logique xam kooku du mën a nekk un maire résident. je justifie pas mais j'essaie de le comprendre. J'essaie de comprendre même si li doon gën mooy am un maire résident mais da ngay gis ku nekk maire fii ci Pikine wala Kër Massar wala Yëmbal wala feneen mais lànk ne du fa dëkk ñoo fi bari ñëw dëkk fii ci Ndakaaru mais am est-ce fa que gars yi la population yi ñoom man xaw ma suñu man xaw ma ñun dañuy tox yàmbaa xaw ma c'est-à-dire que est-ce que ñun ñi ngi xalaat yow nga nekk sama maire man ma dëkk fii ci Yëmbal nga lànk ne doo fi dëkk waaye wax dëgg yàlla ba pare bëgg a nekk sama maire damay bay alors que Yëmbal bu la neexee muy Yëmbal muy Pikine muy Thiaroye muy Parcelles muy feneen su fo ñun ñi ñëpp à commencer par yow mi bis bu nekk nga xëyee fa ñëw liggéey si dellu Dakar dellu ñibbi tey jii lan moo tax su fekkee ne dañu laa fal maire Kër Massar Nord wala ñu fal la maire Yëmbal nga xam feneen lan mooy ndayu yow dootoo nangoo yeewoo Yëmbal mais par force Ndakaaru ngay yeewu see lan mooy ndayu yow mënoo yeewoo Yëmbal yow liggéey si def sa liggéey Dakar gis nga Ahmed Aïdara dafa ma wax benn affaire complexé bëgguma campagne mais li nga may wax nii dama ko imaginer ma ne ko yàlla na yàlla def maire dafa ma wax benn affaire mu ne ma gis nga Moustapha ba bu ma nekkoon maire mu ne bu ma nekkoon maire damay xëy suba ñëw def tës def revue de presse ba pare wàcc dem maire yi mais c'est vrai fierté lay doon ma ne ko mais loolu mooy maire en réalité c'est vrai loolu mooy maire dem liggéey mais kuñ ci def maire nga lànk ne dooru xam nga man am na maire yoo xam dama laajte fan lañ dëkk ci Pikine gi parce que ci campagne lañ nekk bëgguma di yàqal di defaral mais damay laajte man ay maire fii ci Pikine waxuma Kër Massar Pikine fii ñu ne ma ñu ngi dëkk ay Maris ay Point E ay Point E ba pare li ci gën a garaaw par rapport à ça te waa Kër Massar noonu jusqu'à présent amuñu si benn conscience imagine tey ji nga nekk ministre ngay xëccu mairie tey ji bu ñu la joxee mairie bi est-ce que da nga mën a cumuler les deux mënul nekk amul kon tey ji moom ministre bi tey ji bu ñu ko falee mairie bu Kër Massar day def comme li dal waa Sangalkam extra da ngay toog sa bureau ñu la yóbbul ay signature ngay signé c'est-à-dire que kon léegi Kër Massar dafay raam dootu dox parce que da ngay xool sa benn adjoint wala sa benn ki nga teg ko fa te ñëpp xam nañ ña fay nekk daanaka ay kii lañu doon duñ jël benn décision te loolu mooy li dal waa Sangalkam ainsi de suite. wala décision ya leen neex la ñuy jël imaginer nga am dossier yoo xam dañ ko war a mën a signer. da koy gàddu naan da nga koy yóbbu au niveau de Dakar pour que ministre maire bi mën koo signer après su ko daal di ko indiwaat d'abord gox ba taxaw na ay par rapport li nga wax sànq. dafa am opposition bi jamono ji moom la ñuy campagne sama côté. parce que d'abord taf naa sumay affiche ñu xotti ko ma taf samay affiche ñu ñëw taf si. seen bés ci kaw seeni photo man daal la ñuy bañ a gis mais c'est pas grave. mais kii dérange nag dafa mel ni moom mooy. damay def porte à porte dugg ci biir Kër Massar village ma dajeeg ñaari xale yu jigéen. ñu ne ma yaay Seydina Omar ma ne ko wax may Seydina Omar bu Walfadjri mu ne yow yaakaar nga daañu la fal daañu la jox suñu mairie yow mi nga xam ne ni juddoo fi màggee woo fi ma xam ne am na ku ma ko njëkkoon wax. kon c'est-à-dire que fu mu toll nii. am na kuy jaar ci yeneen camp yi. moom la ñuy nekk di campagne ci man. moo tax dama ciy profité wax ko ci antenne bi pour ñu xam ne Seydina Omar bu même bu juddowul Kër Massar la màggee. Kër Massar façon responsabilité bu nekk am naa ko fa avant ma nekk journaliste. sama papa mu ngi génn àdduna en 2006 Kër Massar laa ko denc. sama soxna maa ngi ko denc maa ngi ko takkee au niveau de Kër Massar te ka ma ko may ma nga biir Kër Massar village mu ngi dëkk quartier ñaay Njoran. benn deuxièmement si nañu xam ne zone 10B bu Kër Massar dama bokk si ñi nga xam ñoo ko créé man maa njëkk a nekk président ASC Darkase bu ko njëkk a yóbbu zone te loolu la ma nekk ay at la mairie bu Kër Massar nekk naa fa 12 ans de conseil municipal kon c'est-à-dire que nekk mu un novice. yaa ngi ci biir c'est-à-dire que c'est que pour leeral ko. loolu c'est pas non xam nga Aliou Sall nekkee maire. xam nga Aliou Sall nekkee maire. xam nga dafa andi ma rek Seydina. waaw xam nga man dëkkuma Kër Massar. waaw man dëkkuma Kër Massar. yeewoo ma fa. aw ma fa yaay aw ma fa papa aw ma fa jabar aw ma fa dara.
mais dama ne fu Aliou Sall nekkee maire Guédiawaye man ma war a mën a nekk maire Kër Massar c'est la même chose amul c'est-à-dire que yooyu c'est des arguments qui ne tiennent pas c'est-à-dire que réew mi essayé nañ ko ak Aliou Sall mu jàll Guédiawaye moom lañ ñu bëgg essayé ak Kër Massar ak Aminata Assome Diatta justement te kooku tey ji bu ñëwoon nga ca pucc mu daw maire Kër Massar Fatou mii war a mën a nekk maire Kër Massar moom forcément Sénégal il faut ñu accepter que ni bon surtout Ndakaaru mooy gox boobu mooy réew moo xam ne il faut ñu accepter une chose mooy nit ñi xam nga man maa ngi wootee Yoff man Yoff laay voté logique tey jii su ma nekkoon milité Yoff comme ñëpp su fekkee na mu bëgg politique am prétention wu nekk maire Yoff pourtant man njàmbur laa dugalaa dëkk lu laa dëkk su neexee waa Yoff ñu taxaw ne waa ji dëkku fi et pourtant ëppale wuñ ma fa parce que sama lépp nga fa am nga fa sa carte donc Ndakaaru moo bindoo noonu Ndakaaru moo bindoo gox boo xam ne mënoo taxaw naan kii fii la de kii fii la parce que nit ñi nii la ñuy def tey jii Coro mën na dëkk fu ko neex ci Sénégal ñëw fii ci Ndakaaru dëkk ci gox luye fa dong am fa njabootam juddoo fa màggee fa mais doomam yooyu mais ëllëg am nañ prétention wu jiite fa mu dëkk même bu fekkee ne seen papa ak seen yaay locataire rek loolu la fa woon ñun ñi suñu doom yi seen këyit yi fuñ ko amee fu dul commune Yoff candidat yi feneen ba donc yooyu c'est exactement yooyu c'est-à-dire que c'est les réalités du pays c'est les réalités de Dakar surtout yoo xam ne il faut ñu accès mais da nga am lu am solo loo wax sànq te waxtu waa ñuy dab il faut jeex mooy ci maire yi nga xam ne da nga leen di fal ñu yor poste ministre wala leneen mënuñu am jotu nekk ca maire yi ba tous les jours gis nga Aminata Mbengue Ndiaye mu nekkee maire Louga Aminata Mbengue dafa amoon benn moment ñu doon wax ne dafa bari ñu ko mere woon ci ay collaborateurs man Aminata Mbengue deful ma dara mais dafa am ñu ko mere woon ci ay collaborateurs ñu bari ñu ne lu tax ñu ne parce que Aminata Mbengue moment boobu ñi dëkk Louga ñi ngi may seetaan li may wax su amul ñu ne amul moment boobu Aminata Mbengue dafa bañoon ne du joxe délégation de signature am mënu ko bàyyi jox ko ay nit ñu def leen ne moment boobu bari nañu ko ci mere woon mais après coup tu te dis quelque part elle avait raison parce que lu tax da ngay campagne yow sa ay moroomi gor gis la ni kii doy nañu mën naa yore suñu mairie bi ñu jël ko fal ko def ko maire moom maire bi mu yor doyu ko mu am beneen poste ministre mu dem jël signature am délégué ko ay nit ñi mu koy délégué su fekkoon dafa nekk ñu ko mat mën ko ak xam responsabilité bi amul problème mais dañuy jël ay xuusmaa ñàpp ñoo xam ne ñoo daan topp waa maire bi di daw ci ginnaawam di ko wutul lu ko neexal ak nangam mooy xaw ma xuusmaa ñàpp la leen wooyu xaw ma mooy dunguru yooyu ñoom finalement ñooy ne ci maire bi jël maire bi en otage yor signature ñooñu xam nga lu ñuy def suuf suñ gis ci dëkk bi wallaay problème foncier yëpp bari na ñu ciy taqal maire yi ñoom la te boo seetloo man lu ma xam la yow soo enquêté ba ci biir c'est pas le maire qui est directement à l'origine mais dafa am ay xuusmaa ñàppam ay dunguru yoo xam ne yaakaar nañ ne ñoom amuñu xëy amuñu liggéey te ci maire yi boobu lañu war a rejeter te loolu mooy expliqué Pape Diop le maire de Dakar l'ancien maire de Dakar bëgg nekk maire de Dakar wax na ko démb fii ci Walfadjri mu ne moom musul gis campagne locale bu mel nii bu bëree coow bëri nii mais parce que am na gars yi am na lu ñu bëgg mais alal la am na lu ñu bëgg am na ñoo xam ne tey jii dañ ne buñ faluwul dee parce que dañuy gëm ñoom ne falu maire mooy changer seen àdduna loolu nag bu fa réew yeggee te ci loolu lay daanele mooy dafa jot les populations du Sénégal jël seen responsabilité mooy comprendre lan mooy sensu li war a xew dimanche parce que fal président de la République c'est très bien parce que le président de la République au Sénégal dañ ko jox ay pouvoir yoo xam ne daanaka su nee Moustapha Diop du fanaan doo fanaan jox nañ ko ay pouvoir yoo xam ne naa ngi jéggal di ko waxee noonu mais c'est comme si yàlla ci kaw suuf quoi c'est-à-dire que ñun suñu président yi jox nañ leen pouvoir yoo xam ne Lat Dior ma nekkoon buur amatu ko ça c'est vrai suñu président yi jox nañ leen ay pouvoir yoo xam ne Damel ba newoon ca Kayor amu ko buur ba Jolof amu ko woon suñu président yi ils peuvent tout faire lu leen neex def kenn limité wu leen ci dara kooku soo ko dee tànn war ngaa bàyyi xel bu baax que ni ki ngay tànn mu nar la jiite li muy agir dafay am ay impact ay conséquences ci ay génération yu bare yoo xam ne doomu Serigne Abdou Aziz Dabakh bii wax na ko bërki démb boo duggee ci biir bàmmeel wax mi ngi wax ne am na vote yoo xam ne boo duggee ci biir bàmmeel boo demee na ko laaj mais man loolu dama koo gëm c'est-à-dire Seydina y a des actes yoo xam ne ñu ngi koy posé mooy jël këyit wii lem ko dugal ko ci enveloppe dugal ko ci urne defe ne am fola
soo deful ndànk boo demee ci Bambey dina ko laaj. parce que ay génération lay engagé. ngay engagé ci sa décision boobu. muy benn. ñaareel bi ñu jëm ci élection wu maire. ñëpp xam nañ ne maire dafa am ay pouvoir. ñëpp xam nañ ne maire ci commune lay jiite. commune boobu Sénégal dafa toll ci lu ñu tudd décentralisation am état bi lu mu jël ci ay pouvoir am. jox ko maire ngir mu war a doxal commune. ngir mu war a jëmale kanam ay commune su fekkee ne ñun muy man jeune jigéen ñi mag ñi dañu war a teg suñu vote ci 5000 francs wala 10 000 francs wala kersa bu ñu am ci diw ndax ne dañoo dëkk ci diw ndax ne te mu leer ne ngay votel mënu ko mais parce que jox na la 10 000 wala jox na 5000 wala kersa boo ci am te sax man jàpp ma ne kersa la parce que 10 000 yooyu ak 5000 encore une fois ma koy waxaat di ko répéter sa xaalis la ñuy jël joxaat la ko yow kooku noonu nga fal ko maire une fois mu gëj koo gis dëj ngénte takk lu mu mënti doon doo ko gis doo ko dégg su la rombee sax du la nuyu otoom bu ñëwee ci dëkk bi ay vitre teinte lay nekk mënoo koo teg bët gàngoor goo xam ne dañuy ànd boo ko jegee ñu jël yet wala jaasi def la lu bon pendant des années nga koy dund di ko gis bés ñëw élection jotaat kooku noonu la même personne ñëw yëkkati 1 million jox ko Fatou ñëw corrompre quartier bi yëpp quartier bi dem di voté laat kooku quartier boobu il faut ñu comprendre que ni geste boobu kenn ku nekk ci ñun war a poser dimanche du ay fo du ay caaxaan parce que kenn du ko rectifier ñu ngi ko rectifier waat 5 ans après soo ko posé bu ëllëgee ak jàmm lépp lu xew ci commune bi yow la bu fekkee dafa am benn terrain bu xale yi doon fowee ñu jaay ko sa responsabilité la yow aussi yow mi nga xam ne yaa ko voté su fekkee dafa am benn terrain bu ñu fa bàyyi woon dañ fay tabax ab dispensaire wala leneen ñu jaay ko sa responsabilité la yow te loolu il faut que sénégalais yi nga xam ne ñoo nar a voté dimanche bàyyi ko xel vote bii ñu jëm du ay caaxaan vote bi ñu jëm du ak mbokkoo vote bi ñu jëm du bokk daayira du bokk tarix xam nga lan la suñu commune bi Fatou ak Seydina ñoo koy xëccoo Seydina teg na programme Fatou teg na programme gis naa ne programme Fatou moo gën Seydina ñëw na Fatou gis naa ne Fatou ko gën jikko moo ko gën a crédible moo ko gën lépp je vote Fatou après ma ne Seydina kat mën nañoo séq jàmm mais kii laa wóolu pour suñu mairie bi mais su fekkee dañ ko bëgg a teg ci dama am kersa dama jox na ma xaalis nangam ak nangam ndombal tànk gis nga Jean Meïssa Diop bi mu faatoog léegi samedi wala dimanche lay mat at ñu war koo ñaanal dafa am benn affaire bu ma sa wax bi ñu falee Abdoulaye Wade au premier tour de l'élection présidentielle de 2007 dafa wax ne mais attends finalement sénégalais lan lañ bëgg parce que bi ñu falee Wade 2000 ba 2007 koo ci wax mu ne la réew mi dafa metti Abdoulaye Wade doy na sëkk élection ñëw ñu falaat Abdoulaye Wade au premier tour est-ce que finalement duñ ne nañ croiser les bras seetaan sénégalais ak Abdoulaye Wade ba ci kanam xool lan lay jur man je crois que maire yi am na ci ñoo xam ne Seydina buñ leen falaatee wala sax ñu fal leen yees jox leen commune yi il va falloir que nit ñi croiser les bras seetaan leen ak population yi pendant 5 ans xool ba xam qu'est-ce que ça va donner mais c'est intéressant li nga wax ni honnêtement bu ñu waxante dëgg par rapport à élection yi ni nga ko waxee rek c'est que dafa am benn constat bu ma def d'abord par rapport à ça c'est-à-dire que mooy moyens colossaux yi nga xam ne état bi daanaka fu mu tënni dégagé na ko pour uniquement seen ay candidats mën a gagner imaginez au niveau de Kër Massar Nord tey ji xam nga Macky dafa muus tey ji fexe na ba am ay alternative parce que tey ji nee nañu Aminata Assome Diatta mooy candidat coalition Benno Bokk Yaakaar mais am na ñu mu teg ci wet bi sur les 13 candidats yi nekk au niveau de Kër Massar Nord mën naa wax ne 10 yëpp ay doomu Macky Sall lañu ay 13 candidats ñii ay frustré lañu dem uti ji ay liste la nga amul ci liste yi comme quoi que ne kii booy waxtaan ak ñoom sax boo tuddi Macky Sall sax da ngay gis dañuy mer nga xam ne tey ji au niveau de Kër Massar noonu ñetti candidats yu crédible moom moo fa ne ñi si des ñëpp waa coalition Benno Bokk Yaakaar lañu et puis je me pose la question Macky Sall la mu waxoon ne 3e mandat bugg cee wax est-ce que du élection locale lay xaar pour mu mën a jàll comme ça xaaral pour mu mën cee wax xamu tax parce que mooy yi nga xam ne moom la ñuy dégager fu mu toll nii ñoom candidat coalition Benno Bokk Yaakaar yi uniquement pour jéem a fexe askan wi fal leen mais je me pose la question est-ce que tey jii Macky Sall bu génnee victorieux ci élection locale yi du taxaw samp na wax ne damay xëcc pour élection présidentielle léegi dana la xam a su génnee ci locale yi suñu génnee ci locale yi waaw ñu ne Benno moo gagné waaw mën naa dalal seen xel ñoom non fa laa jëm ñoom waa Benno waaye mën naa dalal seen xel mais 3e mandat moom man Moustapha Diop man de du ma ko nangu non du question nangoo ñàkk na Moustapha maa ne la buñ ko tuddee ci réew mi mu takk buñ tuddee ci réew mi dana doon leneen da nga gis ne gis nga sénégalais parfois nag ñu posé acte yoo xam da nga naan am nañ fulla nag parce que y a des moments yoo xam ne dañuy seetaan ba nga ne sénégalais yi finalement daal man xaw ma lu ñu bëgg mais nag toll des moments yoo xam ne dañuy poser ay actes yoo xam ne da nga naan ñii wane nañ seen bopp def nañ ko 2000 def nañ ko 2012
def nañ ko yeneen i année. ce qui est sûr man jàpp ma ak ñi nga xam dañu jàpp ne su Benno gagné local yi Macky Sall day wuti troisième mandat mën na dalal xelam mu jéem. waaw amul problème mën a jéem de waaye Sénégal mën naa tàkk. mais sénégalais ya nga xam mais pour bañ Sénégal tàkk. sénégalais ya taxawoon nañ leen commencé woon ci élection locale yi xamal leen ne. bien sûr ñun duñu woteel candidat yi xam ñëw ne ko pouvoir benn aussi li may jeexalee soxna Thioro mooy enjeu élection yi actuellement au niveau de Kër Massar Nord. xam nga tey jii dafa garaaw à part ça sax mooy problème bi am au niveau de Kër Massar Nord c'est-à-dire Kër Massar Nord fu mu toll nii lépp a jaxasoo. comment et c'est extraordinaire fu mu toll nii ñu jëm ci élection yoo xam ne fu mu toll nii dara leeru fa. comment. xam nga li gën a garaaw dama la jox exemple quartier bu ci mel ni cité cité gendarmerie mu ngi nekk Jaxaay mu ngi nekk ci commune Jaxaay waaw mais soo cité gendarmerie dafa am kenn ci seen responsable ku mu woo téléphone bi démb mu ne ma kat ñun dañoo yóbbu Kër Massar Nord te dëkkuñu Kër Massar Nord ñu ngi dëkk Kër Massar Sud te élection locale yi bëgg nañ faa wote te ñoom amuñu candidat te yow la ñu gis ne yaa fa nekkal askan yow la ñu fas yéene woteel moo tax man leen élection locale yi yuuxu dana jib fu ñu ko foogewul c'est-à-dire que imaginez ay nit ñoo xam ñu ngi nekk Kër Massar Sud nga jël leen inscrire leen ci Kër Massar Nord te li am cité li am cité gendarmerie 2 mais moo am Amdala imaginez Amdala ña fay wote yëpp ñu ngi leen yóbbu Kër Massar Sud Arafat nekkuñu ci commune boobu nekkuñu ci commune Arafat mu ngi nekk ci biir Kër Massar Sud mais ñu si bëri si ñoom ñu ngi wote unité 14 école unité 14 mais loolu mooy wane ne pratiquement mais loolu mooy wane ne tey jii élection yi imaginer xar mu leer ñuy seetaan mi ngi mel ne ñu dëkk Derklé yóbbu leen xaar yàlla pour ñu voter te xaar yàlla Grand Yoff la waaw kay ok donc yéen tout à fait ça jàpp leen na kon yéen a ngi dem ci askan boo xam ne nii duñ leen voté non xam nga xam du ko si woteel sax c'est que problème mooy que fu mu toll la nga xam ne moom la ñuy war a jox comme électeur ñu war a wote te boo ma duñu wote parce que am na Sénégalais boo xam ne bu toogee këram Arafat xam ne wax dëgg yàlla Kër Massar Nord lañ ko sànni mais kooku du am peine naan dafay dem di wote ji c'est vrai te gis nga maire ba muy fal loolu c'est ça loolu mooy erreur bu grave bi nga xam ne ni administration bi def nañ ko dañoo jaxase carte électorale bi au niveau de Kër Massar Nord est-ce que loolu tamit et puis li gën a grave aussi te mu am fu mu toll nii changé nañ carte électeurs yi xam nga fu mu toll dañ ne képp koo xam ne ni am nga carte d'identité boo xam ne ni amul département de Kër Massar doo voté ils ont demandé à ce que l'ensemble des cartes d'identité ñu changé ko ñu ngi ko def à 1 mois des élections tey jii boo demee ci commission ya carte d'identité yaa ngi ne fa gàññi nit ñi jëlewuñ seen yoos ma sol suma daal dem sous préfecture parce que man lépp lu may def dama ciy takk rip ma ne ko mais mënu ma comprendre sous préfet ngeen bàyyi à 1 mois des élections ngeen di changer ay carte d'identité la preuve mooy que fi mu toll nii population bi yëguñu ne sax carte d'identité dañ leen war a changer foo dem dañ naan yëguñu ko woon dañ doon xaar élection yi jot ñu di suñu carte d'identité bu njëkk bi kon c'est-à-dire que da nga doon ñëw ci biir carte d'identité yi ñëw d'abord sa bureau de vote ba nga doon voté changé nañ ko xamu yëgoo si dara nga ñëw ñu ne la doo voté parce que département de Pikine moo fi ne léegi département de Kër Massar moom moo fi ne man leen li waroon def mooy sensibiliser mu ne may jël nañu dem nañu RTS ma ne ko RTS je n'ai rien ci RTS mais bu ñu waxante dëgg la majeure partie des Sénégalais duñu seetaan RTS boo ko waxee RTS mu ne ma deuxièmement aussi fukki Sénégal mu ne ma yéen candidats yi ma ne ko ñun candidats yi li ñu mën mooy campagne ñun candidats yi li ñu mën mooy campagne mais ñun waruñu jël seen place yéen déedéet mais lu bon am na ay télévision yu fi nekk mais dem leen sensibiliser dafa ay sport publicitaire su ko defee gars yi mën a xam ne Kër Massar fu mu toll def nañ ko département changé nañu carte d'identité yi dem leen changé ngeen changé seen carte d'identité te et puis li ci gën a grave aussi au niveau de Kër Massar Nord mooy que carte d'identité sax ya nga xam moo fa ne ña nga xam ne ni yëg nañu ne sax carte d'identité dañ koy changé ñoom bu ñu ñëwee pour jël seen carte d'identité dañ leen xamal ne seen carte d'identité ñëwul man candidat la may mii lay wax nii aw ma carte d'identité ah kon doo wote du mën a wote mais c'est terrible su ma tête de liste proportionnelle Moussa Sow carte d'identité am génnul kii topp ci moom carte d'identité am génnul ki topp ci man si man sama carte d'identité bi génn. si na li ngay wax ni man am na ko ma woo bërki démb journaliste la comme man sax sama benn magu journaliste la ne ma Moustapha wax leen ci les bulletins là ñu war a voter mu ne am na ci yu bëree bëri yoo xam ne imprimeurs yi ko defar respecté wuñ normes yi te dina jur ay coow yu bëri buñ commencé voter mais boo ci dollee yii ngay wax nii xam nga ñiy wax ne fraude mën naa am te li gën a grave ana milliards yi ñu génne te li gën a grave mooy que bërki démb dama dem DAF. dama def DAF. direction de l'automatisation du fichier. waaw mooy bi jàkkaarloog mosquée omarienne. ba ma ñëwee foofu pour jeexal. am lu ñu wax dañ ne gars yi bu mu consulter liste bi. dafa ne ma sa carte d'identité génn na depuis le 13 novembre.
kon fu mu ne. dafa ne ma depuis le 13 novembre. ñu ne ma demal ministère de l'intérieur ma dem ministère de l'intérieur waa ji consulté na ma effectivement sa carte d'identité génn depuis le 13 novembre ma ne kon sama carte d'identité ànd ñu ne ma xamuñu. ma ne est-ce que du yéen ñu ne ma du ñun daal l'essentiel li ñu mën a def mooy confectionné nañu. joxe na léegi boo bëggaatee beneen carte d'identité da nga def certificat de perte fay ñu 10 000 francs pour ñu defal la carte d'identité bu bees. mu war a jëlaat beneen temps. mu bi war a jël encore beneen temps. kon mooy wane ne man maa ngi candidat la. war a dem ci élection locale yi di ñëw mais normalement voté parce que sama carte d'identité génnul. ma am sumay 4 membres yoo xam ne seen carte d'identité génnul. est-ce que tu crois est-ce que tu vois que ça c'est normal. boo amee fit da ngay def ma comme Macky Sall bi nekkee ministre de l'Intérieur xaw ma dem Fatick ñu ne ko yoroo carte d'identité doo voté mu forcé voté parce que candidat. léegi nag erreur bi ñu def mooy jël nañu carte d'identité yi yaakaar ni dañ ko jox seen i militants pour que jour élection yi jàpp ne seen militants kese mooy ñooy voté. mais nax nañ seen bopp. dañ am betteel. ndax nañ seen bopp dinañ am betteel. mi ngoog. amatina solo. waaw amatina solo vraiment. jërëjëf mi nga am droit ma si dugal lii ah. waaw spécimen bi. xanaa dañ lay bàyyi nga tàggoo waale ko rek. waaw moom lay tàggatoo. c'est que demande à ce que ak Kër Massar Nord. ñu xam ne ne lii mooy bulletin bu baax bi. mooy bulletin bi nga xam ne nii. moom mu am coalition gox yu bees la coalition des jeunes maires. di couleur bu verte muy fësal naataange. ak couleur mboq mi. am guy gi ci digg bi. d'accord dañuy jàpp ne mooy suñu candidat pour gars yi xam ko. xamal leen ne nañu bu leen kenn nax. d'accord ñun changement la ñu bëgg. te changement ñun acteurs société civile ñoo ko mën a indi mais pas les hommes politiques. kon ñu ngi lay sant di la gërëm di sant di gërëm Moustapha. sant di gërëm Fatou sant di gërëm ñëpp. Pape mi ngi lay tooñ ci suuf nee na boo paree nga jaar ko Nasia mais loolu Moustapha da ko jël en charge. xam naa di nga wax léegi politicien laa ko waaw. non mënut a ñàkk politicien mënut a ñàkk ci loolu la ñuy tëjee balaa sax ñu ci àndi sunu kàddu. Moustapha ñu bàyyi la nga tàggu. maa ngi lay sant bu baax di la gërëm Thioro di gërëm di sant également ñi ñuy seetaan saa su ne ni ma koy waxee àjjuma jot ci waxtu bile. su amee lu xaw a dëgër wala dëng ci kàddu yi ñu ngi koy jéggalu. wax lu baax rek moo ñu ci mooy yéene bi. mais daal li am solo encore une fois je le répète Thioro. mooy ku nekk ci ñun. muy man di yow di sama tante di sama bàjjen di sama nijaay. di suñu rakk di su ku mënti doon nañu comprendre wala boog ñu mesurer. sensu acte bi ñu war a poser dimanche. vote du ay faux du ay caaxaan. parce que sa kër sa néeg bi nga dëkk sax sooy dénk caabi yi ko wóolu nga koy dénk. waxuma la nag ab dëkk. soo ko bëggee dénk nit da nga ko war a teg fu leer doo ko teg ci jox na ma 10 000 jox na ma 5 000 wala damaa am kersa ci Fatou ak. tey Fatou laa jël quoi je sais pas pourquoi. dama kersa ci diw ak dama am kersa ci kenn non non votu maire nañ ko teg ci lu leer. surtout sant ak gërëm. Sidna Omar amoon nañu mbégte dalal yàlla di sant di gërëm waa askanu Kër Massar yëpp. di sant tamit di gërëm sama staff. wax dëgg yàlla ay nit ñu xarañ lañu bëgg la ñuy def. ñoom maa ngi leen sant di leen gërëm di sàkku daal ci askanu Kër Massar au soir du 23 janvier. ñu fal Seydina Omar Ba mu doon seen maire. incha allah li wér mooy que bu ñu falee Seydina Omar def ko seen maire kenn ku nekk si ñoom dana tëdd biir néegam takkar ñi ni yéex nañoo am maire bu mel nii. macha allah kenn dootu jooyti terrain daal ñi jaay seen xaalis terrain ba léegi mënuñoo jot seen xaalis. bonne gouvernance la ñuy instauré. incha allah rabbi te Moustapha wax na ko aljuma bi passé. xaw ma bële mi ngi doon wax naan ndaw yi nga xam ne nii dañu juddoo ci gox yi yaroo fa màggee fa dem jàngi. nekkaat ci biir gox bi seen ay parents nekk fa rawatina ku fa takk soxna yor fa njabootam askan bi di xëy di leen gis tous les jours di bokk ak ñoom ataaya di naanandoog ñoom café ñoom ñu fay jóge di jël oto di liggéey ci ville waaye itam di dellu ca gox ya ñooñu yaakaar naa ni xel day mën a dal ci ñoom ci kaw nga jox leen gox ba ñoom ñu xam mbóot ya nekk ci biir gox ba ak kan moo ñàkk kan moo am ci biir gox ba ak buy tracé kan la war a rëddal ak kan la war a kooku yaakaar naa ne pour mu dagaan baatu askan bi dina yomb waaye itam pour askan bi fal ko pare